Touré la nekkoon nag secrétaire d'État bu alphabétisation Youssou Touré gannaaw ba ma la delloo nuyu tey nag solo si kon dana aju rek ci li xew yëpp ak gouvernement bu bees bi waaye bu ci njëkk sànq wax naa ko conseil des ministres bi ñu amal waaye la cay bees tamit bokk na ci jëwriñ ji dénkoon wàllug wér-gu-yaram te ñu daat koy tabb rek ministre d'État yow nag gis nañ nag maanaam sortie yi nga xamante ni jot nga ko def ak li nga ci jot a wax mel na ni xaw tuuti ab mer am na ci nag buñ ko mënee jàngatee noonu ndax yaakaaroon ni mën ngaa amaat beneen poste ndax fi mu ne nii gis nañ ni nomination yi jeexagul. waaw maa ngi leen di gërëm ci dalal bi di nuyu borom kër gi muy Youssou Ndour ak journalistes yi ak techniciens yëpp di leen sant ci dalal bi ngeen ma dalal yaakaar naa ne ministre Eva Marie Coll Seck wax dëgg yàlla ku xarañ la borom xam-xam la donc ku ñu soxla la ci table conseil des ministres parce que yaakaar naa ne wér-gu-yaram moo yor askan bi donc dañ ko ci féliciter di féliciter aussi président Macky Sall ci dogal boobu mu jël. ñu gis ni Goulet également mi ngi doog a jël dogal bu ni mel maanaam tabb ministre d'État ci wetam. waaw mais daf ci baax mu ngeeg aussi ministre Mbaye Ndiaye ministre d'État la parce que ñooñu aussi seen xam-xam seen expérience aussi ak seen expertise parce que yàgg nañ ci danañ mën a leeral yenn dossiers yeeg yooyu donc dañ koy rafetlu daal. ngook kon Youssou Touré daañu wéyal waxtaan wi ñu dem ba fële nga xamante ni moom mooy Kaffrine ndaw yi ko géré nag mer nañu lool ndax nee nañu seenub diwaan daal amul jëwriñ ci gouvernement bu bees bi nga xamante ni nii tëral nañ ko ci loolee nag ñu ngi ci doon janook taskatu xabaar yi di wax dëgg-dëgg li leen metti ñu teewlu ci kon coordonnateur bu ko géré ba nekk foofee ca diwaanu Kaffrine ñu teewlu ko ci micro Ibrahima Diamé. nga nekk ci parti di ci sonn. amul dara loo xamante ni président Macky Sall dina ko xalaat ci département Kaffrine man damay dem sax ba yaakaar ni xanaa département Kaffrine dafa bokk ci Gambie su fekkee c'est année ainsi nañu wax nañu ci Gambie la bokk on va demander à Barrow mu nommé ñu parce que ñun dañoo jege Gambie rek mais bokkuñ ci Gambie on est du Sénégal donc bu fekkee Sénégal lañ dëkk président Macky Sall continuer di nommer ay ministres à chaque fois buy nommer ministre day mel ni Kaffrine amul ay nit yu mën a gérer ay postes ministériels. te dëkk boo xamante ni président Adama Diouf mi ngi fa dëkk boo xamante ni ay yeneen kilifa ku ci mel ni Talla Cissé ku ci mel ni Mamadou Camara ñi laan Ndiaye j'en passe ñu ngi fa c'est pas normal ngay def gouvernement di zappé Kaffrine ñu dem ba gis ni ci Sénégal yëpp Kédougou lañ ci zappé ak Kaffrine Kédougou c'est raisonnable parce que bu fekkente ne opposition bi ñoo gagné foofu mën nañoo wax ni raison la pour président de la République bañ leen dugal ci gouvernement bi. Ce n'est pas une raison suffisante mais c'est une raison mais bu ñu ñëwee nag ba ci département Kaffrine ñu def élection ñu jël 3e derrière Fatick ak Matam Fatick c'est normal ñu jiituñu parce que président de la République fa la dëkk li fa am ci ay postes de responsabilité amul ci beneen dëkk ci Sénégal Matam aussi li fa am ci ay postes de responsabilité amul ci beneen dëkk ci Sénégal donc mën nañ ni Kaffrine moo jël premier à l'échelle nationale mais Kaffrine bu jëlee premier ba pare. doomu Kaffrine nga ne doo leen promouvoir doomu Kaffrine nga ne doo leen jàppale te expliquer woo raison bu tax da ngay décourager waa Kaffrine. mu nekkoon Bilal Cissé coordonnateur COJER ca Kaffrine waa COJER yi féete ca Kolda ñoom kontaan nañu ci gouvernement bu bees bi ña nga cay delloo njukkal sax ak gërëm njiitu réew mi Macky Sall ndax nee nañ nag kii di Abdoulaye Bibi Baldé daal dina koy wóolooti tabb ko jëriñ waaye nag bi yoon mu dénk ko wàllug communication ci loolee nag ñoom ña ngay sàkku daal ñi far ca APR foofee ca diwaanu Kolda ñu joxante loxo te liggéey dinañ ci dellusiwaat Youssou Touré ak li ñu gis sànq muy ña fare ca COJER ga féetee ca Kaffrine mer ga ñu mer te du ñoom rek ndax bari na ñoo xamante ne yëg nañu seen bopp ci gouvernement bu bees bi ba ñu ko taxawlee gis nañ ak sortie ñu def bi ci yow mi nga xamante ni teew nga fii ci plateau bi gis nañ ak na nga ca waxee ba sax jàpp ni xëy na jàngalekat ya fare ca APR ñoom dañu leen a ñàkkal fayda lu waral kon sa sortie bi ndax mën nañ jàpp ni ak mer la wala lan la. du mer wallaay dafa fekk rek ni loo gis dafa am nu mu tëddee ñun ñëwuñu woon APR ndax wut poste lépp loo gis rek dafa am yoon ñun lu ñu wax mooy que xëy na bu fekkee ni par exemple boole nañ la ci équipe
boo demee ba fay jóge mën nañ ko rafetal mu doon ci anam yu rafet mais boo nekkee nit ki ngeen di liggéey ab diir bu taxalikoo di am aussi na doon ci anam yu gën a rafet ci anam yu gën a rafet parce que ku ci nekk rek aussi am na loo indi fu ma d'accord nag mooy wax dëgg yàlla gouvernement kenn mënu see nekk wéy donc c'est normal président moom la ñu wóolu de temps en temps nag mu génne ñi am ñeneen ñu mu dugal xëy na maanaam si nu ñu koy defee la nu ñu koy defee peut-être que bu ñu waxee rek looloo taxoon mënoon nañ sama xalaat la nag sama xalaat dong la mënoon nañ ñu woo moom njiitu réew mi ne ñu lii ak lii ak lii ak lii ak lii ñu ànd si nag ñu ànd si parce que dama koy wax nag ñëpp dégg ko bu ñu ma nommé secrétaire d'État dama ne président baax na bàyyi ma nekk rek ministre conseiller ba ñu dugg ci gouvernement donc yaakaar naa ne te amoon naa ay seede aussi muy ministre Abdou Aziz Tall muy ministre Birima Mangara ñu ngi toog ma ne leen man gouvernement wax dëgg yàlla gënalu ma bàyyi leen ma rek ma nekk ci périphérie bi mais ba tey jii bu ñu taxawee ne non il faut nga dugg rek dugg naa ci mais nit ko aussi dafa am dignitéem am fiertéem aussi am njabootam lépp loo xam ne li collaboration boo xam ne bi war na am fu mu yem ñu xam ne yem na fa mais chantier bi yaatu na fu ñu mën a def bu ñu président ne woon sax kaay leen baleel ñu gannaaw cour bi danañ ko def parce que benn la ñu ñun ñëpp l'essentiel rek mooy ñu fexe ba Sénégalais yi lépp lu ñuy def ñu gis ci seen bopp. gis nañ également nga wax ci wàllu ko sax famille dem nga ba naan nguur am na fu ma liir ngay wax ni du mbirum famille daal lu tax nga wax loolu. waaw xëy na interprétation la famille dafa yaatu je sais que aussi xam naa loolu la ñuy jàpp waaw man nag. mais nan luñ mën a nan lañ ko mën a déggee nuñ mën a jàngatee. waaw wax jooju du mbirum famille daal du yëfu famille. waaw du yëfi famille mooy dañ koy yaatal rek du yëfu famille amul kenn koo xam ne ki moom lay xalaat wala moom laay wax wala je ne sais pas dama ne mbiru politique du famille ñun ñii par exemple nekk ci APR mais famille lañu ñu nekk ci opposition famille lañu et cetera mais danañ egg foo xam ne fii famille bi dañ koy teg de côté famille bi dafa yaatu buñ foog ne damay wax naan famille yu président Macky Sall wala famille yu première dame du loolu dama ne rek famille moo doxee noonu moo mel noonu donc famille ñëpp nga ciy boole loolu laa wax bon buñ ko interpréter nag c'est normal xëy na ñu am xalaat boobu mais man de wax dëgg yàlla te ñu ma ko seqal aussi xam nañ ko mosuma bëgg dugg ci gouvernement donc du ma taxaw naan famille yu diw walla famille yu ma sàmba famille de façon globale laa ko gisee ñun ñëpp benn famille bi la boo demee ba gis ne kii xëy na feneen nga ko war a def mais man gisuma ci jafe-jafe interprétation yi nag am na politique lañ nekk ñu bari danañ ci sukkandiku man bu ma sañoon bu fekkee man rek la wax dëgg yàlla na ñëpp ne la bëgguma benn poste bëgguma ñu teg ma fenn dama mag laa dama juddu am fu ma jaar ba yegg si fii mosuma aussi sonal kenn donc ñu rafetal ko rek xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk. ma ngoog daanu ko wéyal ndax ci kàddu yooyu sax nga xamante ne jot nga ko yëkkati daanaka fa la ñu jëm Pape Amadou Fall moom nag na mu gisee kàddu yu suturé nga teew fii ci plateau bi ak Thérèse Faye moom jàpp na ne rek kàddu yooyu kon nekk na loo xamante ne nii daal dëppwul ak yoon war nañu xoolaat ni ñuy waxee moom nag analyste politique bi mu teg ci ni lii dafay rek gën a gàkkal deruk waay politique yi fii ci Sénégal daal na ci jokko ak sunuy ndaw Cheikh Hassana Fall Diafara Ba ñu teewlu reportage bi. ginnaaw génn yu Youssou Touré ak Thérèse Faye def ba Mohamed Boun Abdallah Dionne taxawale gouvernement bu yees kii di journaliste analyste politique Pape Amadou Fall di ñàkk rafetlu kàddu yi yile politicien yëkkati. su fekkee tànn nañ la jox la ba bis ñu ne la fii nag la sas wi yem da ngay am ngoruk rek ne jaajëf te dellu ginnaaw bu fekkee dañ laa dénk. ka la dénk ne la delloo ma nga ne ko déedéet xëccoo ba am na loo ci jublu
xëccoo ba am na loo ci jublu am na ko nga xam ne day taxaw rek ne xanaa da ko bëgg a akimoo te nag réew amul lenn luñ ci akimoo. ay jëf yoo xam ne mën na nekk ab aveu d'incompétence. ki nga xam ne moom moo lay jël di la tabb kooku moom mooy seet la nga àttan ak la nga mën nga def ci nag sa këmtalaay kàttan moom la ñuy séentu kon waaw mën nañu wax ni problème compétence mais li ci ëpp solo moom mooy choix bi. soo amee wërsëguñu boole woon la ci li nga xam ne moom mooy tànn bi dëgg-dëgg bu fekkee nee nañ la jeex na amal nga rek rek génn te ne jeex na maa ngi yàppi leneen sama saawus bopp lay bay wala ma nekk ci li nga xam ne moom mooy saawus réew mi ndax réew mi continué na ma soxla. yi la doxalin di gën a ñaawal deru politiciens yi ci kanamu askan wi. politiciens yi wane nañ taxawaay yu doy waar ci réew mi yoo xam ne tey bari na ñoo xam ne boo leen tuddee dañ la naan àccam kon nag fexe ñoom ci seen biir ba wane kanam ak daraja joo nga xam ne askan wi da leen di gën a fulaal gën leen a faale gën leen a naw moo gën ñu leen di boole ci bettit te parce que fi mu toll nii am na ci kàddu yoo nga xam ne boo ko déggee rawatina yu Thérèse Faye rawatina yu suture daga daan du lii lañ doon wax ci ñoom ñi koy jaruñu dara. journaliste analyste politique bi di Pape Amadou Fall di xelal politicien wu sunub réew. gis nga bu ñëpp boolee di baw jëme ci leen kooko day fexe ba bu siggee duñ ne musiba maa ngi nii. ma ngoog mooy gis-gisu analyste politique bi Youssou Touré ak la mu wax nga yaakaar ne noppi gënutoon wax. ndax ci kuy xaar si Youssou Touré mu noppi da ngay perdre sa temps danaa wax lu ma xalaat dafa am loo xam ne li intellectuel warta taxaw di ko wax parce que tout simplement mën nga am sa xalaat nga wax ko fekk xalaat boobu baaxut mais ay nit lañu ay doomu aadama lañu dañuy juum bis bu nekk Youssou Ndour roy na ko nit ko dul juum amut mais nag ñun dañoo laaju dara dañoo newut président jox ñu lii wala jox ñu la dara laajuñu ko te mosuñ koo laaj aussi donc buñ sukkandiku naan société civile ak lii ak lii ak lii ak lii ñun ñëpp ay sénégalais lañ ku nekk am nga sa jaar-jaar donc si loolu rek condamné nit ki dafa yomb taxaw rek ne wéy warta wax lii waruñoo def lii et cetera loolu rôle bu yomb la ku nekk mën na ko. problème dëgg lay doon am nañ fi kaar bi. dafa fekk bu ñu bokkee dara c'est normal des fois du ñu déggoo par exemple si sama wàllu bopp bu ñu toogee ne du ñuy former gouvernement ñu ne la woo la avant ñuy génne liste gouvernement bi ñu woo la ne la ah yow kat gouvernement bi nekkatoo si mais am na fu ñu la def ma ne lu gënoon loolu lu gën a tegginu parce que nit aussi dañ koy may cër lu gën a tegginu mooy nga woo ko sa bureau bien avant nga ne ko ah lii ak lii ak lii ak lii donc nii lañ koy defee képp ku ñuy jox lu leen neex nag ñu wax xam nga wax moom mën na jóg di wax mais koo xam ne ki nommé nañ ko ci gouvernement mu ne déedéet billaay baax na nañ ma bàyyi fu ma nekkoon dama ne. yow li metti dëgg lan la ñàkk gee yëgal la wala ñàkk gee def feneen. voilà dama la jox benn exemple. dama yore secrétariat yore fa ay liggéeykat yu bari yoo xam ne ñun ñoo leen di fay ci état bi donc loolu nan la ñuy def ak ñooñu laaj na quand même ñu toog ak benn kàngam walla ñaar ñu ne ñu ah waaye yéen kat lu ñu leen joxoon léegi personnel bu fi nekkoon bi nii la ak nii la ay contrat defar nañ ko ñuy fay ay chauffeur di fay ay garde du corps extra extra mënoo xëy rek nga ne leen fu ñu ko bàyyi leen du ñuy wax ñii léegi fan lañ leen di reverser walla ndax dañ leen di jox ndàmpaay dafa fekk rek réew mi boo tuutee mel ni Youssou Touré lu jóg comme no mbaam mi defoon rek c'est la fontaine lu jóg rek ñu dóor la yat alors que loo gis aussi waxtaan la même bu tàqalikoo di am walla ñu lay jox leneen mais nañ la woo mais mënoo toog quand même madame
nga toog rek ñu woo la téléphone yaakaaruma que loolu ci teggin la bokk ak ci respect yaakaaruma ko jékki-jékki rek ñu woo la parce que am nga aussi ay problèmes yooyu posé maanaam lii ak lii ak lii nan lañ koy defee te lii ma wax nii ngeen koy dégg daf di lu ñu mën a vérifier daf di lu ñu mën a vérifier kaay dugg ci gouvernement ma ne baax na bàyyi leen ma fu ma nekkoon donc loolu ñoom ñu fa nekkoon te ma cité ñu fa nekkoon bu ngeen leen interpeller danañ leen ne effectivement loolu la waxoon. bëgg léegi lu ngeen fas yéene bataay ngeen fas yéene sumb ab xeex wala parce que. wala lu xew looy xeex ci yëfi jàmbur lan ngay xeex ci yëfi jàmbur moom lii moom lañ. parce que dégg nañu ngay wax ne du ngeen ko bàyyee noonu. non xam nga madame wax moo yombut bu nit ki par exemple nekkee xëy na nuñ ko fekkee ci tension. mu wax. bu fekkee ni daal man Youssou Touré wax naa ci loo xam ne li ça fait désordre walla indi na ñakas damay jéggalu te dootul am waaw. beneen laaj également gis nañu ni parti socialiste Benno Bokk Yaakaar bu doon ñoom xëy na ndam du am APR du am ndam ci Dakar Thiès Saint-Louis Sédhiou ba ci Vélingara bu ñu sukkandikoo ci kàddu yoo xamante ni tukkee na ci Moussa Bocar Thiam nee na nag gouvernement APR la ndax bu ñu xoolee sax ci fanweeri jëwriñ yi ak juróom-ñeent fanweer yi ak ñeent wa APR la ñu fare ñeneen ñi ñoo séddoo yeneen kii kon est-ce que Benno Bokk Yaakaar mën nañu wax avenir am ëllëg. lan la doon waaw ñun de lu ñu gënal. te yaakaar naa ne aussi loolu la président Macky Sall moo sa wax. lu ñu gënal gis nga allié yi. AFP parti socialiste mënuñ leen a ñàkk donc lu ñu indil ñoom lu ñu indil beneen parti mënuñu koo indil parce que mbir mi nag pencoo la. est-ce que juróomi jëwriñ yi ñu leen séddale Benno Bokk Yaakaar doy na. waaw mais mën naa am doyut. mais lu ma wóor xam naa président Macky Sall xam naa ne ku teey la ku am ku xarañ la ci yenn yi waxtaan na ak ñoom. waxtaan boobu nag ñun duñ ko fekkee mais waxtaan bi moom am na weccoo nañ xalaat parce que parti socialiste ak AFP moom incha allah duñ tàqalikook ñoom ba mukk parce que taxawaay buñ taxaw la. am nañ cër bu rëy ci Benno Bokk Yaakaar donc dañ koy rafetlu lépp lu mu munti doon aussi waa Benno Bokk Yaakaar il faut ñu may leen cër parce que taxaw nañ nag taxawaay bu rafet malgré jafe-jafe yu am yi comme ni ngeen ko waxee lu ci ëpp ñun ñoo ko jël APR mais terewut muy président Moustapha Niasse muy président Ousmane Tanor Dieng ay góor lañu te xam nañ ne aussi que dafa jafe nga tànn surtout boo yoree parti mu majoritaire pour nga tànn day jafe. donc yaakaar naa ne loolu rek la et que bu ñu waxtaanee dinañ juboo mi ngi noonu ñu gis ne également sa dem ci poste bu ñu la dénkoon mi ngi am rek ci jamono yi ñuy waajal semaine de l'alphabétisation di ay bis ñu jagleel wàllu alphabétisation ndax loolu du am lu mu gàllankoor tuuti ci mbir mi ndax xëy na bu amee keneen ku ko yor itam ndax dana fi xaj mu jël yëf yi maanaam mu taxaw ci yow nag yow nag dag ma wax loo rek xam nga mbir mi évidemment dara du mot ñun nit sax motuñu dëgg la mais nag rafetlu wuñu taxawaayu gouvernement bi ci alphabétisation 1960 lañ am indépendance ñu ngi ci 2017 1960 ba 2017 Sénégal mosta am prix UNESCO pour l'alphabétisation mos ko am bu ñu defee bi secrétariat d'État à l'alphabétisation la ñu liggéey bu mucc ayib liggéey bu am solo ñu dem France ñu wooñu ministre éducation Serigne Mbaye Thiam man mënu ma woon dem keneen laa yónni ñu am prix boobu tey jii mu ngi mel ni amuñu ko parce que tout simplement nguur gi defu si lu mu waroon a def pour que ñu xam ne prix bi kat parce que tey. lu tax mu ñàkkal ko fayda noonu. bon xaw ma maanaam lu tax. waaw ñàkkal nañ ko fayda nag wax dëgg yàlla parce que danaay dégg des fois président am ñu muy félicité am ñu muy ne jaaraama parce que secteur alphabétisation bu ñu ko joxee kenn déggul Youssou Touré 2014 la woon 2015 2016 ba 2017 parce que dañoo am ay techniciens du man maa xarañ dañoo am ay techniciens yu xarañ yu si liggéey bu mucc ayib ba bërki démb bu ñuy def ndaje bu yaatu bi ci alphabétisation te nit ñi dañ ko gëm tubaab yi gën ñu koo gëm
ñu def si benn partage bu yaatu nekkuma fa woon parce que tout simplement génne nañ ma fa fu ñu la génne nag dootoo ñëw di leen xatal te comme ni ko Cheikh Anta doon waxee sa làkku réew boo ko fulaalut sa koom-koom mënut a dem mënut a avancer parce que mënuñoo taxaw nag tey jii 1960 ba tey ñu taxaw rek foog ni ñun tant que waxuñ tubaab rek waxuñu dara alors que réewu émergent yi ñu si ëpp dañoo fulaal seen làkk ba loolu moo tax seen koom-koom yëkkati ko. li nga wax ni lu am solo lu mu mel ni alphabétisation def nañ ci ay jéego ak yooyu waaye tamit xëy na yow it participer nga ci est-ce que njiitu réew mi Macky Sall mës na la delloo njukkal ci sa liggéey ci li nga liggéey ci alphabétisation parce que lu bon am na loo ci liggéey. waaw am na fu ma delloo njukkal mais du si alphabétisation. du si alphabétisation ñun lu ñu gënaloon. mooy nu muy defeek moom njiitu réew mi ak équipe bi nuñ koy defeek ñeneen ñi. bu ñu liggéeyee ci alphabétisation parce que alphabétisation tey dafa am engouement bu rëy. lu ñu gënaloon mooy wax dëgg yàlla mu gërëm acteur pas Youssou Touré xamu dara. mais mu gërëm acteurs yu ci nekk yi di ci liggéey bu mucc ayib liggéey bu am solo di ko liggéey ba waa UNESCO seen bopp ñoo ne Sénégal kat liggéey nañ fi ci làkku réew mi. ba il faut ñu jox leen raaya. ma ngoog ñu di ko jaajëfal bu baax Youssou Touré maa ngi lay sant di la gërëm maa ngi leen di sant ci wuy si bi nga nekkoon ñu dénkoon la kon lépp luy alphabétisation nga nekkoon secrétaire d'État à l'alphabétisation waaye tamit nga